yaa ngi mel ni ku ñu tànn ci seen biir jagleel ma mu mel ni may góor gu ëpp chance ci am lu kum soxna. salaamaaleykum suñu internet Nouvelle Vision TV 313 tey Nouvelle Vision indi leen émission bu bees ñu koy wax Mën Sa Bopp tey suñu premier numéro ñu fi dalal ndaanaan kooku mooy kan Eva alias Awa dama kaa jutal daa mel de nuyu naa la. noo wax noonu la Eva ak Awa yëpp loo wax baax da fay naa la bu baax a baax di kontaan di la dalal tey nga fekk si ma fi nga xam ne moo di sama kër fas yéene waxtaan ak man ci sa émission bii di wax ma sa bopp dinaa kontaan wax la man maay kan incha allah. ginnaaw bañ a sante ci sa disponibilité ak dalal gi ñu dalal kontaan nañ ñun suñu équipe bi yëpp Eva dañuy gaawantu rek puus si biir nga xam ne kan yaay kan. waaw foofu boo ma fi laajee dama fiy sawar Eva benn ndaw la ndaw boo xam ne liggéey rek moo ko ñor juddoo nag village yaroo fa màggee fa waaye ñoom moo tëlee si yaram fi nga xam ne moo di Dakar di dox dëkku dox daje bi ngir fa séenee rek bu ñibbi comme ni ma koy wax pas 700 ñëw bu ñibbi bëgg a yóbbu ay 4x4 teral ay waajuram man nag maa ngi jàngee ci benn école élémentaire bu ñuy wax école Ndingler fa laa jàngee sama 6e primaire ba sama CM2 ma am entrée en 6e dem ci lycée Koumba Diagué comme lycée bi ak CM bi benn la woon fa laa jàngee 6e ba terminal yàlla def ma def bac bi ma defee bac jàll oral ñu téema ma gedd ne bàyyi naa jàng parents yi jàpp ci lañ ma transféré Anima Dakar ma nekk ak sama famille fii Dakar sama mag bu góor jabaram ak samay sœur di jànge école privée la Maïtique bu Fadia fa laa amee bac jóge foofu sama première année maa ngi ko def département anglais à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar bi ma toogee ba xam ne université xaw na xat tuuti ma ne pourquoi pas ma dem tenter sama sens fay def formation ci laa jógee foofu dem ISEC bu Moussa Diop Sacré-Cœur fa laa dem sama première année 2e année ak sama début 3e année ma arrêté ko ne la sans sourire aux audacieux ma arrêté jàng bi dem uti lu ma jàppale ji parents yi comme jàng du wees te ñun métier bi ñu nekk bon mën nga dem ba am li nga bëgg si tu as les moyens nga dellu si waat continuer di fay sa jàng lii moo waraloon ma arrêté sama jàng nekk nag ci peut-être domaine yu bari man lañ may woowee mooy que ni femme d'affaires lañ may woowee bu ma waxee foo bëgg a liggéey man je veux être une femme d'affaires et c'est tout maa ngi ci domaine yu bari nag maa ngi ci milieu cinéma bi je suis animatrice chargée de communication maa ngi fépp daal foo ma laal daal ma wuyu la man lay liggéey loo xamante ne nii rek boo ci jàppee di nga ci mën a am loo xamante ne nii di nga ci dimbali parents yi. dimbali waajur yi ñun loolu la ñëpp bëgg léegi ci wàllum comédien bi xuusi tuuti ñu ñëw ñamal ci gars yi. waaw man nag dama teel a sob doon xale boo xam ne teel a ñeme bët bi may am 6 ans laa njëkk a joué sama série Xanju et Ndaté 3e version bi ñu joué woon ci benn village Mbardiak foofu laa juddoo wax naa la ko sànq ci sama biir wax foofu la joué théâtre boobu ay tubaab ñoo ñëwoon produire ko yàlla def ñu ne comme xale bi ñeme na nit et puis mun na wax ci lañ ma jëlee waxloo ma liñ may waxloo ma répété waat la même chose ñu ne ma pourquoi pas ñu dugal ma ci série bi boobu amoon na ay nit yoo xam ne tey jii foo taxaw joxoñ leen baaraam ñu ay nit ñu respecté ci dëkk bi ku ci mel ni Tafa bi nekk Pikini Production léegi y a pas mal de personnes yoo xam ne aussi comme les ak ñoom Ndaté ñi doon joué théâtre boobu ñu ngi woon foofu ma jógee foofu seetaanu ma ko 5 ans après laa ko seetaan à la RTS comme ay tubaab comme série nu mu doon amee ak léegi bokkul da nga ko doon joué presque mën nga toog ay année doo ko seetaan parce que ñoom dañ doon yóbbu cassette yi Europe di ko jaay toog naa 5 ans après seetaanu ma ko bi ma ko seetaanee boobu maa ngi jàngee sama début lycée ma seetaan ko xëy un bon jour rek dugg si ci école bi mel ni dañ ko doon taxaw di xaar dugg rek yaa Xanju yaa Ndaté nee na am na doom ma commencé nekk benn nit foofu noonu su ma rombee nit ñi sax dañ may xoolee xale bee moo joué woon théâtre bi xam nga ma xam ne lii lu ne ci man la ma bàyyi ko muy nelaw yàqalu ma dara aussi ma continuer sama jàng ba bi ma amee bac
ci la lancé waat ci milieu cinéma ba mu nekk théâtre bi doon daw RTS Serigne Yaakaar moom tamit comme noonu casting ñu ma defuñu ma dara dañ ma gis peut-être liñ doon xool ci man ñu gis ko après ñu apprécier ñu jël ma ci série boobu moo nekk sama deuxième série mosuma dem casting. mosoo dem casting sens la Eva suñu bëggee xam ci li nga dund nga am la neex na loolu naqar comme ci showbiz bi nga nekk nga wax ni lan nga dund lu la metti nga raconté ñu ko. lu ma dund lu ma metti peut-être du ci showbiz bi wax naa la ko sànq ci sama biir wax man village laa juddoo doon ndaw boo xam ne aussi dañ ko tàggat ci maanaam xoslu xiif mar ak xamal sa nawle xamal fan ngay teg sa tànk parce que tey jii ñu bari ñi ngi li ñuy wax dem ba ci biir xamatoo foo jëm c'est parce que am na éducation de base bu manqué ci ñoom sant yàlla dimbali na ma loolu amul ci man li may metti nag bariwul parce que dama doon ndaw boo xam ne dama juddu fekk sama yaay amul dara sama papa peut-être situation bi demewul noonu ma dund lu metti nag tollu woon na ay jamono yoo xam ne ku ma waxoon tey dina dem ba sama situation mu changé peut-être du ma ko gëm parce que fi ma nekkoon la wàcc ci néegu ñax boo xamante ne nii du rusuma di ko wax fenn parce que c'est la vie sama yaay ci néegu ñax lañ ko wàcce foo xam ne amul sa dër ay fel ñoo fa nekkoon xam nga village bu njëkk néegu ñax yi dañuy ne boo dofloo sax ci biir néeg yi ganaar yaa ngi boof ci biir xam nga li ma la wax néeg bi day nekk en fait par rapport ak li ñuy dund léegi moo tax man gisuma lu ma jaaxal sama àdduna lu xam ne war na ma metti mais benn histoire rek laa xam ne nii saa bu ci sama xel demee ma jooy c'est parce que waxu waajur la le fait que sama yaay amul doom bu góor benn jour dama toog ñu toroxal ko ci sama kanam c'est parce que amul doom bu góor te loolu lépp ci biir famille bi la boo amulee góor fii booy sëy ci famille boo amulee góor lu leen neex lañ lay wax lu leen neex lañ lay def même suñ la ko doon def en dehors de tes enfants grave mais say doom dañuy toog ñu wax la wax yoo xamante ne nii bu dee góor dëgg nga deretu góor mooy daw sa yaram ci ngay jaare am jom mu jooy jour boobu musuma gis sama yaay jooy ba man ma am lu ma yëg mais dafa jooy ba pare mu woo ma bu ma ñëw mu xamal ma ne ma yaay sama góor wax boobu mu touché ma te waxuñu ko pour mu metti ma de mais acte bi ñu def toroxal ko ci kanamu doomam parce que amul góor loolu du ma ko fàtte franchement. ginnaaw nga teewee lu métti loolu naka nga réagir. mënoo réagir parce que xale ngay doon ci seen kanam et puis comme moom yàlla dimbali na ko muy sëy sapeur lañ koy woowee parce que ku mettile sax danga koy woo mu ñëw yàlla daf ko rusee loolu loo mer soo jàkkaarloo moom dangay bàyyi bu ñu xoolee ci ay bët xam na lu ñu war a wax amaana boo réagiroon ci kanam moom mën na la toroxal ci seen kanam pour wan la ne la xale day yem place xale mais après dalay wan ne la lii métti na ma te fii nga war a mën a jaare pour am jom doo def lu dul jooy dem wan ko ginnaaw pour loo xamante ne nii la daal. c'est l'émotion ñu bàyyi ko toujours. ñoo ko gisoon doo dee wax ma sa bopp li ngay def saa bu ne day génne lu nekk nit ki mu wax ko tegal leen ko ñu bokk lu ñuy dund suñu société bii nii. Eva c'est histoire ñëwaatal metti na mais ñëwaatal. ok da ci am foo xam ne li ñuy doon ay ndaw peut-être duñ ko fàtte parce que xale du fàtte mais tey bu ñu demee ba bëgg am jom nangu liggéey gëm suñu bopp am nawle moo tax te man sama àdduna amul beneen nawle bu dul sama waajur bu jigéen parce que xam naa fi mu jaar dara ëmp ma ci côté yëpp nag donc comme mooy sama nawle tey jii wala mu doon sama wéeruwaay sama rusuwaay ba su ma jëloon décision def lu bon sax amaana sama xel su demee ci ay wax yu may wax rek damay delloo ci sama xel jàpp julli xam ne lu muy wax chaque jour rek commencement bu méttee yàgg-yàgg mu neex te dara tëbul xëy sotti donc noonu lañ koy jàppee à chaque fois bu ñëwee ci
ginnaaw loolu mu ñëw fi nga xam ne mooy Ndakaaru Njaay dëkk ndox daje dëkk lijjanti neen dafa ñëw pas 700 bu ñibbi yóbbaale ay millions ci loolu nag nga ciy jublu daal fan ngay jaar parce que nee nga yaa ngi ci animation bi yaa ngi ci théâtre bi yaa ngi fu nekk lu sa plan. sant yàlla bu baax sama plan mënul passé trajet bi ma yàlla bindal ma jaar fii parce que boo déggee ma ne la man ci animation bi du loo xam ne man maa ko bëgg mais moom moo ma bëgg animation waruma ko moo ma wër si tey man mën naa bëgg fekk na peut-être am na loo xam ne nekkul ci man mais damaa dem ba xam ne am na lu ne ci man te mën naa ko yee moo tax ma foncé ma dugg ci dama bàyyi journalisme communication bi ma doon def comme c'était un peu saturé ma dem dugg ci milieu animation cinéma aussi ba ma ciy dugg boobu sax amoon bac comme wax naa la ko sànq ci biir wax bi may am 6 ans laa njëkk a joué sama série yemuma ci yooyu kase aussi lépp luy andi xaalis ci anam lew maa ngi def commerce maa ngi def ay voix off soo amee peut-être loo xam ne bëgg ñu defaral la ko ak lu mu mën di doon ma dugal voix monté def yëpp jox la nga dem sa yoon ak yeneen yoo xamante ne ni peut-être bu ñu ko waxtu yu mayee rek dinañ ci agsi incha allah man daal je suis une femme d'affaires te lépp luy mayee xaalis ci anamu légal rek maa ngi ci. Eva actrice comédienne ñu koy gis ci nga xam ne mooy Soriba musicien ñu bëggoon nga wax ñu sa diggante ak Soriba bañu naan papam la ah Eva. waaw Soriba sama papa la comme ni mu koy waxee may sa papa yaay sama taaw te daf maa bëgg ba fësal ko donc kooku mënuñu ko jàppee lu dul ki bokk ci ñun yàlla moo ñu boole mu doon nit bu baax moom tamit maa ngi koy nuyu de passage ak sa femme Rimata ñu doon ay nit yu baax yoo xam ne. ñu ngi lay nuyu Soriba. Soriba ñu ngi koy nuyu. Soriba ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. mu doon nit bu baax boo xamante ne nii foo ko gis rek am na jàngat booy def ci moom kooku ak di la conseiller di la dugal ci yu baree bari tey jii mënuma lu dul kontaane ko jaajëfal ko béggee ko bu baax a baax sama papa jooju sama xarit la sama lépp la. plus mu nekk sa papa dégg na yaa ngi bi estafam ci ngay liggéey yow nag sa affaire bool moom bëgg a nekk dëgg de. waaw maa ngi ci biir staff bi ñi ngi ciy góorgóorlu bu baax ak ay yeneen nit yoo xam ne ku ci mel ni papa Cheikh aussi mu ngi ci biir staff bi maa ngi koy nuyu moom tamit papa la ju baax ci man ak ñoom Elmo Bakka ñoom ñëpp nuyu naa leen ñu ngi ci biir staff bi ñi ngi ciy liggéey ñi ngi ciy sant yàlla bu baax. di xanaa mën nga ñoom mosal nag fa la Soriba toll ci lan ngeen nekk wala nekk ci ruq bi liggéey wala ngeen nelaw. bien sûr ku ko xam-xam ko ci liggéey donc man duma xuus ci affaire Soriba du ñu fi andi en fait moom mi ngi ci ruqam di liggéey yàlla na ko yàlla defal jàmm. yow ci staffam nga bokk Soriba dugg xam nga ko ci lan ngeen nekk. mi ngi liggéey. ku ko xam-xam ko ci liggéey. te mi ngi waajal lu doy waar donc. du ma nekk fii di wax moom nañ ko bàyyi su ñëwee après mu defal ba mu du ñu jàdd suñu yoon dañuy xuus ba léegi ci émission bi nga xam ne mooy wax ma ki nga doon ah. ñu xuusaat ci baax jàll ci beneen dem bu fi jooy nag dégg nga. waaw tey du ma jooy donc fi ñuy xuusaat mooy wax naa leen sànq fi ma débuté muy sama jàng ak ni ma ñëwee Dakar ma ñëw sama première année may jàng affaire yi tar ma arrêté jàng bi benn moment boobu peut-être temps vacances la woon mais dama jékki-jékki rek comme vacances des fois bu école tëjee mën nga toog comme yaa ngi peut-être am nga soutien de famille ñu ngi lay jàppale mais man dama ne noonu dem di liggéey ci benn multi service bu weddee buñ ma fayee li ma fajee samay soxla lenn li ma yónnee sama yaay sama première année bu fi may waxee yow nii maa ngi ci multi service te yàqaluma dara ak sama yeneen activités yi may def yaa ngi dégg du mu ne maa yor suñu famille comme pa beeg mère bi ñi ngi toog pa bi retraité na mère baa ngi village mais li mu mën maa ngi koy def maa ngi sant yàlla bu baax maa ngi faj samay soxla ñeneen ñi yaakaar ci man aussi maa ngi leen fajal seeni soxla. ginnaaw loolu day ñëw ci nga xam ne mooy actualité bi xew ci dëkk bi avant loolu sax damay jàll ci lu ndaw dëkk bi damaa gis léegi ku jóg ubbi site lu leen neexee lu leen neex da ci wax lu leen neex di titre lu leen neex man je sais pas lan nga xalaat ci loolu. en tant que animatrice en tant que ma nekk ci milieu showbiz bi loolu du sama liggéey peut-être liggéeyu état la wala ñoom ñi nga xamante ne ñoom am na loo gis lu nekk am na lu ko war tey jii ni nga ko waxee ñeneen ak ñeneen remarqué nañ ko noonu
ku jóg ubbi site c'est parce que fayuloo defoo dara léegi ci kaw titre yooyu bu doon ni ku ci titre loo xamante ne nii du yoon wala amoo des preuves palpables boo ko titré yoon teg la loxo ñu teg la fañ la war a teg doo ko dolliwaat mais dañ koy def jusque pour am ay vues wala ñu am ay commentaires. te ay fausse information lañuy jàllale. te amaana la ngay def yaa ngi ci yàq àdduna nit donc ku ci nekk na ko xool ci sa bopp en tant que animatrice man du ma def loolu parce que tey jii ku ma titre la woon titre boo xamante ne nii titre bu samay mbokk di gis mu leen di metti lay doon du ma neex franchement kon ñoom ñi nga xam ne ñoo koy def nañ ko bàyyi te ñu xam ne bëgg ay vues jarul nga yàq ci àdduna jàmm. beneen bi ma lay doolil mooy ñun ñi nga xam ne ñoo bëgg a liggéey ci animation beeg lu mu mën ci doon ci milieu showbiz bi dañ ci def ndànk bëgg a liggéey bu mu la jaral yenn yi tey jii on est arrivé dans un monde ba nga xamante ne nii affaire yi dafa doy waar dafa mel ni dafa jékki-jékki rek def nii donc nañu xamaat suñu bopp surtout jigéen ñi laay waxaat xamaat suñu bopp gën a gëm suñu bopp te xam ne affaire yi du jeex yàlla rek moo fi nekk. te lu nit lu yàlla bind ci jawwam ala kulli àll day am donc nañ ci buñ ci profité nañu def tempo après yàlla moom mu ñëw ak ay mbiram ñun sabablu lañ mën li yàlla dogal kenn xamul mais boo wanee sa bëgg-bëgg à 100% ki la war a jàppale da lay mujjee chantage moom la ñuy promotion canapé yi fi am léegi donc nañ ci def nag te moytu site yeeg affaire yi mbere besa yi journaliste yi lu leen neex bind seen genre yi nañ ci def ndànk li nga xamante ne nii mooy actualité. jigéen ñi ñuy toroxal di leen mettal dem ba sax léegi dañuy jàpp jigéen di faat doo toog une semaine wala un mois boo xamante ne dégguñu ne rey nañ kii wala rey nañ kii yow ci sa jàngat bu gàtt lan nga xalaat ci loolu. éducation amatul parce que tey boo rayee nit dara fekku la ci wala benn jour dama dégg benn prisonnier ancien prisonnier bu ñëw mu ne tey bu ñu la tëjee en tant que détenu tijji la tëj la peut-être ay at tijji la. teguñu la dans de très bonnes conditions wala amuñu lu ñu def ci yow boo génnee banditisme du jóg ci yow amatoo famille amatoo dara lan ngay demaat dans la rue commencé waat tu refais ta vie nekkaat ci banditisme bi parce que ndax la da ngay yàqamte ñu yóbbuwaat la fa nga nekkoon parce que amatoo famille donc boo lekkee ci agression bi nga ko yaakaar boo naanee ci agression bi nga ko yaakaar da ngay dem agressé waat nit et puis ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñooy rey nit volontairement mu neex leen nii rek ñu jékki-jékki rey nit ñooñu ay dof laa leen teg ñooñu ñooy dof carrément parce que boo reyee nit ki dara fekku la ci wala nga naan su ma la reyee tamit yaay perte je m'en fous donc yow doo nit après nga rey nit nga dem tëdd kaso wala am na ci ñoo xam ne dañ leen di tëj ñu yaakaar ne à vie lañ leen di tëj après ñu génnaat ne ci mbedd yi ay këyit naan wéeruñu du genre après ñun ñooy perte li ñuy ñaan mooy état bi mu jug ci loolu peine de mort dañ ko war a appliquer fii ku rey dañ la war a rey parce que ku rey bokkatoo ci nit ñi dañuy jàllaat mooy beneen actualité boobu foog ñu wax ci parce que jaar nga ci école am muy sa ancien DG muy Diop Isa digganteem ak Dieyla. nga yaakaar doo ma ko baal rek. non du ma la ko baal danga ciy wax parce que jaar nga ci école am ci showbiz bi nga nekk xam nga li fa ne. bon pour dire vrai monsieur Diop man bi ma déggee peut-être li am je suis mal placée pour parler de ça mais bu ma déggee lu am franchement dama ci am lu ma bett parce que xamee ma ko woon man daf ma doon tooñ su ñëwee naan ma yaay sama ñetteel su may dox comme man damaa waane mu ne xool ko muy cokki mel ni koy jóge France te mosul yéeg avion ñuy reetaan noonu mosuma ko xalaati foofu dëgg yàlla te aussi du ma si xuus parce que xaw ma si lu bari. mais risqué la. non du ma risqué. risqué dégg ay information sa jàngat lan nga fan nga gis dëgg bi. waaw peut-être njuumte la rek. njuumte la li ci dëkk bi tey buñ ko doon wili paane du moom kese. dafa bari sax léegi dafa bari dafay bari. donc man côté boobu moom du ma ci xuus de. Eva dafa daw de neen comme du ci xuus kon dañ koy bàyyi ak loolu di ñaan daal lii am na pare yàlla ci yàlla def ndox mu sedd lépp delluwaat ci ku ne dellu sa kër xam nga Sénégal jàmm lañ xam jàmm ak salaam. dañuy wax na ci li nga xam te ne ñoom moo lëmbe àdduna bi yëpp la lëmbe wax na ñun Sénégal instant bi ñëpp a tiit li nga xam te ne mooy feebar bi nga xam mooy coronavirus kenn amul garabam kenn xamul lan mooy solution kenn xamul lu koy joxe Sénégal ñëpp ñu ngi nekk ci panique. dañ ma mën naan tuuti soog a ñëw ci non dañuy naan sax dañuy naan anka yaa ngi gën a xam tey moom dalal bi kontaan naa ci trop.
Fatima dara sa xel nga ñëw ñu wax ci coronavirus bi nga xam daal lëmbe àdduna. coronavirus di feebar bu xamante ne nii mën nañ ne fi ne nii mooy waxtaanu àdduna bi yëpp feebar boo xam ne nee nañ day rey di wax aussi liy wàllaat li koy wàll nit symptômes yeeg yooyu yëpp muy loo xam ne nit war na ci jël fi ne ay matuwaayam dëgg la boo waxee ñu ne réew mi ay mag ñu baax a ngi fi kenn mënu ko weddi mais li nga xam ne mooy décision président nañ ko ci jàppale ñu wàññi daje yi fépp foo xam ne ay nit a nga fay dajaloo nañ ko wàññi di raxas loxo yi comme niñ koy waxee jël suñuy prévention ba mu mat sëkk ndax loo xamul fu mu nekk te mënoo koo jàpp moytu ko balaa mu lay fekk si lii de laa ci xam moom daal nañ ko moytu te yàlla mi ko fi wàcce yàlla na ko saafara wàcc nu mu gën a gaawee ndax Sénégal dëkku jàmm la dëkku waxtaan la dëkku laamisoo la dëkku kafagre di nuyoo di mbëkk di def yëpp kon feebar bi xaju fi kenn mënul daw kenn ndax ñun ñëpp ay bokk lañ donc na ko fi yàlla gaaw taxañ rek boobu sànni ci xaj ñun ñu dellu ci suñu jàmm. ñaan yàlla saafara lépp ginnaaw li nga xam te ni am na te ñun mënuñ ci dara yàlla buur bi lañ yaakaar nañ tàllal suñu ndox ñun ñëpp ñu delluwaat ci moom ñaan ko balaa bi nga xam ne wàccee na ko suñu kaw mu teggil ñu ko ci anam bu seddu bi parce que dégg naa corona li muy rey 3e guerre sax rey ko kon xam nga ne loolu nit mënu ci dara te instant bi Sénégal ñëpp ñu ngi ci jàkkare bu kenn yaakaar kenn parce que kenn mënu ci kenn dara du hôpital 3e guerre la mondiale. 3e guerre mondiale 2e guerre bul fi mondiale ñaan mu am bul fi ñaan mu am. tue-moi autant pour moi 2e guerre mondiale rey ma ñaan mu am. 2e guerre mondiale non lii nag moo doon 3e guerre mondiale parce que lii tamit ça ravage day ravage dëkk bi waaw Eva corrigé nga wax ne am nga ci man 1-0 mais dinaa la ko lépp waaw gis nga wax ma sa bopp mu ngi nii dañuy toog waxtaan ak borom ci lépp lu soxal jëmm ji lu soxal nit ki moom wax ñu mooy kan wax ñu jaar-jaaram soo ñu waxee la métti na ba nga bëgg fay jógee léegi jëmal dañuy wax lu la neex. lu ma neex sa life nga wax ñu lu la neex. yii jur bi ma amee bac. boobu neex na ma torop ba sam lu tax bi ma ko amee takk rek sama papa la dem sama xel daf ma doon wax ne ma yow ren jii comme maa la forcé ba nga jàngaat boo deful dara sax dangay am doon wax waajur yoo xam ne ba ma demee ba xam ne kii am na fu ma teg te comme amuñu góor chaque jour dañ may wax yow la ñu yaakaar donc bi ma amee bac mbégte mi ma àndal dama ko wax sama yaay dégg naa muy jooy yoo xam ne parce que kenn ku nekk loolu ngay ñaan ci sa doom nga toog ba bés jot ñu wax la wax bu baax ci moom surtout bac xam nga ne dafa neex bagu léegi moom na ma yàlla jéggal waaye surtout ñun suñu jàng dañuy nekk primaire ba ni ñuy amee bac dañ doon def concours sa moroom su la ëppalee moyenne sax dalay metti soo defee bac amoo bac moo nekk classe boo xamante ne nii yow boo koy def ñëpp xam ne da ngay def bac. classe góor ñi la nag. classe góor ñi la ñu. classe góor ñi sem 2 la. bac mooy classe góor ñi. encore koñ bi ñëpp naan la am nga bac sa doom bi di nga def bac am na. taal la nag boo amulee moom jarul ngay génn koñ bi moom yaay nekk ordre du jour bi. waaw bis boobu moom doon na bis boo xam ne franchement du mu ko fàtte à part ça bërki dem bi ñu ma tuddee doom boobu tamit dañuy wax ku la tuddee doom ku nekk yëg na la bis boobu aussi bis bu neex la ci man du mu ko mës a fàtte. ndeysaan en passant ñu ngi nuyu Eva bu ndaw ak yaayu Eva bu ndaw ak yaayu turandoo papay turandoo ba ci maam turandoo sa nuyu naa ko. balaa nga tëj na dañuy jàll nga jox ñu sa plan di tàggatoo ak moom sa plan de carrière. sama plan de carrière je vais être une femme d'affaires et c'est tout. point. waaw. daal fu xaalis nekk da nga koy ñokkati daal. bien sûr que oui je vais être une femme d'affaires du ma ne benn point je vais être une femme d'affaires yàlla def na ne nag milieu animation bi dama ci am idole boo xam ne bu ma xëccanteeg ma ci wet tamit ma jël. du ma bañ mooy kan. Boubacar Diallo kooku dama koo bëgg. góor yi la ñu ngi sax ginnaaw de tonton Douce. kooku moo ma inspiré tey ci milieu animation parce que moom it yàqu benn yoon li muy def képp kuy ndaw te ne ci milieu bi boo xoolee ci moom di nga jaar ci yoon woo xam ne kenn du la joxoñ baaraam ci lu bon. ah daa mel damay waaj a tëj dañuy waaj tàggatoo. marié wala célibataire xamoon naa loo ko laajoo kii bi commencement bi di nga am teg di ma fi indi ay giita ngaas dañ ko tëjee. marié wala célibataire. ma xool marié wala célibataire yow lan nga gis ci man. gisuma dara sama yoon nekku ci jàkkaarloo ñoom nga wax ak ñoom marié wala célibataire. man je suis célibat. ñaata ñoo rang laa ko wax ñaata ñoo rang man kenn.
fa léegi ñaata ñoo rang. kenn rek moo rek. mais dina am ñoo xam te ne dañ lay gis ci télé bi gis na ci YouTube bi gis na ci yaa ma gën a xam. topp la loolu mënul ñàkk yaa ngi dégg des fois nga génn fii sax boo dawalkati sereet yi xam nga teg la ko commencé la sonal te yow yaa am sa fulaak sa fayda rek ki nga téye ko man kenn laa te moom laa téye et puis c'est tout. loolu jeex na ah wax ci sa bopp li la indiloon keneen bi mooy Eva tey kontaan nañ ci dalal bi ñu dalal ñu ngi lay remercier ñu ne suñu équipe bi yëpp ah sant sama caméraman bu ñaawal bi Eva lan ngay tëjee. nuyu leen bég ci yéen bu baax a baax parce que li ngeen di def nii tey yomb am na ñu bëgg a wax ñoom ñooy ñan te amuñu opportunité bi donc c'est une bonne chose ngeen jàll ci ñeneen ñi aussi ñu wax leen ñoom ñooy ñan ko defee réew mi neex ku ne noppalu bégg naa leen ngeen ñi nga xam ne yéenay toog di seetaan Nouvelle Vision 313 di leen wax affaire bi fii la abonné leen di am information yi à temps réel jàmm daal di am ci dëkk bi. abonnez-vous Nouvelle Vision TV 313 nee naa leen wax suñu sa bopp duñu bàyyi kenn fépp la ñuy dem foo xalaat dinañ fa dugg Ndakaaru njaay Sénégal njaay àdduna wër nga këpp fu ñu suñu tànk bii may rek bu ñu ci wér toppee dinañ fa dem incha allah waxtaan ak moom di leen indiloon ci seen premier numéro waxum sa bopp merci beaucoup à bientôt. yaa ngi mel ni ku ñu tànn ci seen biir jagleel ma mu mel ni may góor gu ëpp chance